ñu déglu ko am na kàddu mu yëkkati ba la ñoo ñëw ci Guy Marius Sagna. ñoo ngi wax na leer mais Guy Marius Sagna maa ko waroon jiitu moo ma waroon jiitu da ngeen bëgg mu leer di leer di tàmbale ci ay manipuler ay liste intervenants. Monsieur le ministre, chers collègues, ma proposition de loi du 18 février 2025 a provoqué auprès des responsables de PASTEF des réactions en chaîne révélatrices qui ont parfois frisé l'hystérie. Et la preuve, c'est qu'on manipule les listes de prise de parole. D'abord, le burlesque et le ridicule par une tentative de me dénier le droit de déposer une telle proposition. Ensuite, la manipulation quand un député de la majorité, de surcroît vice-président de l'Assemblée nationale, a osé proclamer à travers les ondes de RFM que 2 propositions de loi avaient été déposées antérieurement à la mienne. Ces manœuvres grossières n'ayant pas pu convaincre l'opinion publique, le régime PASTEF a opté pour ce qu'il croit être de la ruse bien cousue, mais qui n'est rien d'autre qu'un flagrant coup de force parlementaire. En effet, la majorité a usé de la loi du plus grand nombre pour rejeter ma proposition au prétexte fallacieux d'une aggravation des charges financières. Ce rejet infondé de ma proposition ne visait rien d'autre qu'à permettre au PASTEF de reprendre l'initiative pour aménager la loi d'amnistie à sa convenance. En effet, tout le monde aura compris que l'abrogation totale est inacceptable pour le régime actuel, dont les chefs ont négocié les termes de l'amnistie. C'est ce qui explique le dilatoire et le clair-obscur que l'exécutif et ses députés entretiennent depuis 1 an. Au fin d'aménager la loi à sa convenance, le système PASTEF a conçu un camouflage juridique honteux sous la forme d'une pseudo-loi d'interprétation, comme toute personne doté de bonne foi peut en attester. Au lieu d'interpréter, cette proposition vise à modifier la loi. Mais on sait bien, depuis mon dernier face-à-face ici, avec le chef de cette majorité, on sait bien que cela n'est pas gênant pour eux de changer l'appellation des choses pour tenter d'en masquer la réalité objective, qui peut revenir en effet sur la qualification. voilà mi ngi noonu moom taas kàddoom yooyu mu yëkkati jëmale ko ci nguur geeg yu ni mel juste après Guy Marius Sagna tontu na ko. bu dee président assemblée nationale dafa jalgati texte yi kenn mënu ci ànd waaye xam ngeen lan moo gën a bon mooy ku amul ay principe wala koo xam ne il a des principes à géométrie variable kii ma fi jiitu di ngeen gis benn interview vidéo mu naan je cite am na fooy toll xeer sax dafay tuuti journaliste bi da ko ne yéen ak ñoom diw ak diw yéen a nekkoon buntu assemblée ak ay xeer mu ne am na fooy toll xeer sax dafay tuuti justifier li xew 2011 man ma bokkoon ci j'étais le coordonnateur du M23 de la région de Tambacounda mu teg ci ne muy magnifier la révolution française te am na réew fu muy toll nit tey dee muy magnifier aux armes citoyens mu koy magnifier naan seen hymne national aux armes citoyens nit da ngay am principe ñun waxuñu woon aux armes citoyens dañoo ne gatsa et on l'assume si c'était à refaire dañ koy defaat et nous sommes gentils parce que man fii laay toog calmement du ma saaga du ma wax dara ma am pour collègue un député maire d'une commune boo xam ne daf ma agressé à Malicounda la plainte bougéwul ndax cette loi d'amnistie mais mi ngi noonu Assane kàddu yi taas yi nag gannaaw ba Guy Marius Sagna moom tamit indi na ay kàddu fàttali ko yu bëree bëri li nga xam ne tey moo dajale woon biir assemblée nationale ay nit nga xam ne lu ëpp ca ñoom 2011 doon nañ wàcc ca mbedd yaaka def yëf amoon idée wu toj ak yàq xeex ndax boobu Abdoulaye Wade lañ jàkkaarlool jàpp ne dafa bëggoon a salfaañi seen àq ak seen yelleef bi ñu agsee ci jamono bi ni ko Sandiogou waxee nag bi ko ñi bëggee jubbanti daal bi ñu bëggee salfaañi Guy Marius Sagna fàttali na ko. waaw am na solo son bu xam nga Thierno Alassane Sall bi muy wax nii Guy Marius waxee la waroon a wax dafa waroon a wax ay wolof ndax mbir mi doon na mbir moo xamante ni boo waxee si tubaab ñëpp duñ ko xam te boo waxee si wolof ñëpp xam ko. ndax ñi nga xam ne dégg nañ wolof dégg nañ tubaab. si nekk si réew mi. kon nga wax ak ñoom ay wolof lu leer nga xamante ni maire bi toogoon fee da nga ko mën a leeralal ñii li ñu def. man mi toog fii da nga ma mën a leeralal ñii li ñu def da nga mën a leeral ba mu leer si bopp ñëpp nga xam ne ëllëg ñee lu ñu wax ñu leen déedéet. Thierno lii la wax lii la wax lii la wax. mais boo ñëwee ne xujug ña nga xamante ni ñoo lay diglu. ñoom ñoo lay diglu léegi est-ce que du Thierno maanaam discours am dafa am ñu mu ko jagleel. ñooña ko jagleel nag mënuñu dara ci réew mi lijjanti wuñ ko. dafa war a wax ay discours yu am solo da ngay wax wolof yu leer nañ ndax ensemble bi. fi mu nekk nii foofu la jëm. d'accord ndax gars yi la ñuy waxal. mais ñoom dañoo jàpp dañ leen a jaay doole man Thierno daal lim kii ci waxam daal mooy dañ leen a jaay doole ñoom. waaw xam nga Thierno man bu ma ko doon xelal élection yi bi mu amee nii dafa war na wut booy bu taqe bu aay. mu teg ko loi bu ñëw mu ne ko boo àggee de suba lii la waxtaan ak moom ñu teg ko fa mais ñi nga xam ne moo leen jàngal
ñoom Thierno leen jàngal ñoom Guy Marius Sagna ñoom Amadou Ba ñoom ñoo leen jàngal ñoom Thierno leen jàngal ci école yi xam nga kon nag bu ñu demee tey bay gam-gam leen teg ñoom ñaan Amadou Ba leen ëpp xam-xam naan noo Thierno xaw naa kii ñaan noo Guy Marius Sagna leen ëpp xam loolu du yoon kon waroon naa mën a génn ci ensemble bi wut booy bu taqe mu teg ko fa mais bu ñu doonee ay pas yu màggat yoo xamante ni léeg-léeg ñu wax ñu ne dañuy naax ñu ñëw ci ensemble bi di xëccoog booy yi loolu mën a ñàkk la. et ca léegi nag. léegi nag jeex na. mu ne. jeex na. lu jeex. jàng man 6 heures laa la jox de. yow waaye yaa ngi ñëw ci Thierno dafa maanaam na wuti ab booy bu ko dugal ensemble rek na wax ay wolof loolu nga ma wax léegi bisimilah. waaw léegi nag. jeex nañ. jàngatu ko de. ah kay. loo wax. sëñ bi xanaa da ngaa génnoon. déedéet ñaari élément laa la tegal. wax naa si ñaar ñëpp nee nga bu njëkk bi xuju la d'accord may naa la ko nee naa la fa wax ne léegi nii daf mel dañ leen di jaay dooleeg yu ni mel. Guy Marius Sagna tontu na ko fàttali ko kàddu yi démb ak ñoom li ñu gëmoon ak li ñu doon wax. ci lii mooy yàq ak toj ak xeex ak yu ni mel. waaw loi bi daal wax naa si ñoom ñaar ñëpp nee naa la Guy Marius Sagna lii Thierno Alassane Sall lii ñoom ñaar. léegi loo wax ci Guy man dégguma li nga wax ci Guy. wax naa ko nee naa ko li mu def nii baax na wax ay wolof yu leer naa. waaw loolu moom baax na ñun xam nañu baax na léegi à part li mu wax. waaw tojoo ko tojoo ko de. lu ñu si toj. ah yow li fi ñëw nga toj ko de. li mu wax kay xam naa ko jeex na Thierno la mu wax xam ma ko. waaw léegi Guy Marius Sagna li mu wax toj ko. li ma si toj. ah toj bàyyiwu la fi. toj naa ko kay joxe hélas. yow ala jëng lu mu wax. waaw dégg na ko kay leer na naa. xojo la nga dégg leer na naa ñu kay. xojo dégg na ko waaw toj na ko de. déet xojo la wax. nee na jox ko. te Assane dafa mel ni bu sañsee nag xam-xam bi da koy réer di Assane tee ngaa bàyyi garamb bi. waaw sañse bi moo xam naa ni day calculer sañse bi ba xalaat yi day mujj dugg ci kii bi waaye démb moom daf fee toj quoi démb moom boo démb moom xam nga Assane ñi mu dóor kurpañ démb moo bari même gars yi doon nekk ci kii di manipuler naan waaw gars yi marché baa ngi nii wéet na kenn nekku fi Assane nee na leen méngoowulee nag jamono déedéet Assane dafa rey gi wala démb Assane dafa rey gars Assane nee na leen dem jéem leen a méngoo jéeg jamono. waaw gars yi bëgg a toog fi taw daara marché baa ngi nii kenn nekku fi nit ñi nekkatuñ ci marché. affaire baa ngi ci digital bi. te marché yi attention de day gën a wéet. waaw day gën a wéet parce que affaire yi foofu la yëf yi jëm. léegi nag ku àndut ak jamono. léegi nag jamono da lay raw. léegi mënatoo natt marché bi ci marché bu xumb. mais nit ñaa ngi jënd. moom li ñu war a xool mooy cag-cag yi ni ñuy livré. waaw moo la wan ne la yëf yi mi ngi loolu. d'accord mi ngi noonu. jërëjëf Alaaji Sa Ndiogou léegi nag taas. ñëw na moom ba léegi du découragé. Guy Marius Sagna fàttali na ko démb ak ñoom gëm-gëm yi ñu amoon. xam naa dama lay bàyyi nga indi sa jàngat. taas de li ma ci njëkk a jaaxal rek mooy day dóor te xel miy gis. luy loolu. waaw boo ko dégloo. fu Union européenne ak Sénégal ànd di liggéey Sidia ak Abraham daje ànd gagné. man damay béy di sàmm fii si Thionck Essyl bokk naa it. dégg na ko waroon a jiitu